audiovisuel di kuréel gi ñu dénk lépp lu soxal wàllu woowee seqaay jéego moom Babacar Diagne dëgg jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci DTV 19h jot na xabaaru marax yi la ci gën a fees bokk na ca ni lu jëm ci affectation wala sanction la tudd Alioune Sarr nekkatul procureur tribunal ba ca Mbour léegi avocat général lam ca diwaanu Ndar mu ni kat li tax ñu koy affecté mooy dafa doon atte ay dossiers yoo xamante ni bi dafa laal lool ñu bokk ci APR lii moo metti ministre bi dénk yoon Ismaïla Madior Fall daañu si ñëw ci biir xabaar na mu gën a yaatoo doona ci bokk itam lu jëm ci tolluwaayu politique ci biir réew mi médiateur de la république maître Alioune Badara Cissé nee na jot na ñu xool pexe ci mbir mi ba déggoo am ndax ay wi tàmbalee am mën naa dem ba jéggi dayoo ba dañu ci dégg ci biir xibaar yi ay kàddoom lu jëm ci dalloo ñaaxeel bu sumb ay liggéeyukaay ni ay dalluwaay ministre ca Diamniadio am na tey jilee lu ni mel nag dana yombal ak wàññi njëg gu cher gi état doon fay ngir luye ay locaux dana ci bokk itam lu jëm ci inauguration président Macky Sall la muy inauguré lu ci bari nekk ay chantier yëkkagul dañu ci ñëw ci biir xabaar yi wàllum xeex jàngoroy sida ndekete yow biir Afrique sowu jant gileem ñetti xale yi juddu benn ba dafay indaale jàngoroy sida googule ONU sida jóg na taxaw xeex wàllu gu ni mel niskis faram fàcce gi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beek ñun tàmbali xabaar yi ca jiyee ja amati fekk nga xamooy ca Ndar ca géej ga foofee jàpp leen ni benn waxambaane wu nappkat fekk baax ca réewum Guinée ñàkk na bakkanam dafa lap muy kon beneen xeetu accident gu am ci géej gi lépp ndax ñàkk karange ñu xuus Ndar ànd fa Gambi Diagne ñi yeewoo fii ci Langue de Barbarie nag te yelloo napp gi jamono ji nag amati nañu tiis ak naqar dal ca kaw ki nga xamee ni nag di ab waxambaane bàyyeekoo ca dëkk boobee ñuy wax Guinée Conakry moom nag moo ñàkk bakkanam ñetti fan suñu jon yàlla ak tey jii loolee nag gannaaw nag ba ñu demoon ca biir géej ga di napp ca nañu doon nappe nag kii nga xamee ni moom mooy xale boobulee di Moussa Camara si la rëcc rek daanu ci biir ndox mi ñi nga xamee ne nag ñoo nekkoon ci biir gaal gi le temps que ñu koy wallu gis nañu nag ni xale bi naan na ndox mu bëre ba mujj gi nag mu daal di lap bi ñu koy génne nag fekk na mu ñàkk bakkanam kii di xale bi nga xamee ni mi ngi amoon 20 fukki at ak ñeent mujj nañu ko génne nag ci ndox mi daal di koy dugal si beneen gaal indi ko fii ci diwaanu Ndar gii jamono jii ñu wax ak yéen nag néewam ma nga foofee ca morgue bu hôpital bu Saint-Louis. mu doon ab gëstu Gambi Diagne ci ab waxambaane wu fekk baax ci réewum Guinée mu ñàkk bakkanam ci géej gi fe nga xam mooy daanaka Ndar xibaar yi wu ci benn wàll jàppale lu jëm ci wàllum yoon ci biir réew mi beneen affectation amatina boo xamante ni bi mbaadu ay sanction lay nuru ki nga xam ci moo nekkoon procureur général ba nekkoon tribunal grande instance ba ca Mbour dañ ko affecté fe nga xam mooy ca Ndar moom nag ndey mbili gi nee na ay daan lay nuru ndax da doon attem ñu bokk ci APR mu teg leen ay daan daal di leen yóbbu prison li moo tax Alioune Sarr jàpp ni Ismaïla Madior Fall bokk gi mbokk APR moo tax mu koy sanctionné ñu xuus ca Mbour ànd faak gëstu Mamadou Diop. ci weeru mars bi ñu génn la ñu taxawaloon tribunal de grande instance bu Mbour boobaak léegi ñu fa nekk di liggéey waaye nag mbetteel gi ñu ci am moo di ne seen procureur bi dañ koo jël affecté ko ci tribunal d'appel bu Saint-Louis loolu nag metti lool ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee ci boobule tribunal nga xam ne moom la ñu affecté ne fonctionnaire bu nekk war naa mën a xaar ñu affecté ko ci heure bu nekk waaye nag moom li ko jaaxal moo di ne ci biir affectation boobu dafa am lu ci laxasu. ils ont entre guillemets essayé de disloquer. ñoom dañoo bëggoon a tas li nga xam ne mooy groupe bi nekk ci biir tribunal bi ñu bari sax jàpp ne sama affectation bi dëggu bi nga xam ne moom laa dëggu ci liggéey bi moom moo ko waral ndaxte kat man bëgguma daal ay raay-raayal ci lu jëm ci wàllu affaire justice automatiquement luñ la wax rek da nga ko war a def te doo ci am benn xalaat déggal ki nga xam ne moom moo nekk ki la féete kaw loolu jàpp naa ne lu war a nekk la waaye nag su fekkee ne dañ laa bëgg a def loo xam ne jaarul ci yoon da nga koo war a bañ man nekk naa nit koo xam ne lépp luñ ma teg te jaarul ci yoon dama koy bañ te yi tamit ma xamal leen ne lu jëm ci wàllu déggal ki nga xam ne moom moo la féete kaw am na fa mu mën a yem ma gis ne it ne ñëpp ñoo war a tënku ci wàllu yoon ndax fii ci Mbuur topp naa ay kàngaam yoo xam ne ñoo ngi ci mairie bi te ci wàllu suuf lañ doon lëbëj ndax kat man gis naa ne
nekk maire wala élu locaux taxul yoon bañ a dal sa kaw teg daan ci ñi nga xam ne ñoom ñoo def lu ni mel loolu waroon a nekk la ndax kat loolu mooy mën a tax ba ñu jaaj yi nga xam ne nemmeeku nañ ko fii ñu mën ko fee jëlee te mu nekk loo xam ne bari na lool ñu nemmeeku ko ci fi nga xam ne moo nekk ci commune bu Mbour bu Saly wala yi tamit commune bi nga xam ne mooy Sindia. Saly et dans une certaine mesure au niveau de celle de Sindia. Aliou Sarr jàpp ne liggéey na liggéey bu jaari yoon. Je me suis aussi opposé à la libération. nekk naa koo xam ne lu bare bari dama ko doon bañ ñu génnee ay nit ñoo xam ne ay taalibe lañu ci ay sëriñ ndax ka man jàpp naa ne sëriñ yooyu kilifteef gi nga xam ne am nañ ko warte tax ba ñi nga xam ne ñoom ñooy seen taalibe yi yoon du dal ci seen kaw placé naa yi tamit mandat de dépôt ay nit ñoo xam ne bitim réew la ñu jóge nekkoon fii ci biir réew mi. Aliou Sarr dem bàyyi place bi ki nga xam ne mooy Youssou Diallo moomu sax moo ngi woon ci procès Hissène Habré moom nag mu ne dina def képp lay kàttanam ba tribunal grande instance bu Mbour nekk tribunal boo xam ne day liggéey ngir njëriñu askan wi nekk ci département bu Mbour. Mamadou Diop jaajëf jóge ca Mbour wàcc fi nga xamoo ci Ndakaaru tey ji amoon na procès en appel jëm ci mbirum Fatou Ndiaga Diouf ñu waroon a attewaat mbirum Barthélémy Dias waaye dàq nañu ko ba fukki fan weeru avril at mi muy 2019 ay avocat wu baxta jàpp ni bàyyi ko rek mu dellu ci ay mbokkam wërta am benn daan buñ ci war a gàll lu ma leen wooye acquittement ndaje moomee soxna Maimouna Niane fekke woon na ko reportage. Cour d'appel bu Ndakaaru dàkkandina ba fukki fan ci weerum avril atum 2019 procès bu nekk ci diggante Ndiaga Diouf ak Barthélémy Dias ba tax na motif bu waral boobule dàkkandi moo di calendrier électoral. calendrier électoral justement moom laay wax que ne parquet général moo jàpp ne procès bi dañ ko war a tenir ci contexte wala environnement boo xamante ni dafa serein et mu jàpp que ne li gënoon mooy ñu dàq ko ba ginnaaw élection yi bi nga ko waxee tamit jàpp nañ ne lu yanu maanaa la tribunal tamit jàpp na ne lu yanu maanaa la moo tax ñu renvoyé ko ba date boobu noonu. bu ñu sukkandikoo ci ñuy layoog jabootu Ndiaga Diouf ñu ne kon ñoom tey jile pare woon nañ ngir boobu le procès mën a am ci nu mu waxee. avocat Barthélémy Dias ñoom ñoo demandé renvoi parce que ñoom nee na peut-être parewuñu pour plaider affaire bi waaw. ñun moom de notre côté ñun vraiment pare woon nan parce que parti yëpp jot na citation donc su dul woon ñun rek affaire bi moom dañ koy retenir tey ñu plaider ko benn yoon mu jeex. ñuy layoog Mermoz Sacré-Cœur ñu ne ñoom tey seen bépp xeex moo di rek ñu daal di fexe ba seen client ñu seetal ko. parce que dañu defoon appel mooy dañ jàpp ne dossier bi Barthélémy Dias donte am na si luñ ko setal am na condamnation yi tegu si kawam ñu jàpp que ne par rapport ak dossier bi ñu amoon première instance loolu dara justifié ko moo tax dañuy dem si kanamu juge d'appel pour ñu réviser jugement bi mais réviser jugement bi surtout setal Barthélémy Dias parce que jàpp nañ ne liñ koy toppee dara amu ci. fukki fan ci weerum avril atum 2019 Barthélémy Dias dina xam fu mu féete ci boobule mbir ci pàttali sax lañ ko doon toppee bokk na ci faat ci sa tayeef doomi aadama yor gànnaay te amoo ci benn autorisation administrative rawatina di xupp nit ki ba pare jëfee ko. Maimouna Niane jaajëf leneen lu muy ñaan moom Alioune Tine mooy fexe ba bànqaasu réew mi taxaw am kàttan moo xam justice moo xam parlement bi ak la ci aju yépp bu ko defee kenn ku ne gis sa bopp ci defuñu réew mi ba nux du am démocratie mën a am samp ci Afrique ma ngi ko xamle ci kuréel gu muy wooyee Afrikajom jiite ko moom Alioune Tine di sàmm ak doomu aadama ci biir Afrique da cee woote ndaje mu yaatu moo xamante ni bii ay kàngam teewoon nañ ko ngir jàngat situation bi Sénégal tollu fekkee woon na ko Denjaay reportage. ci jamono yi nga xamante ne nii lu yees ñaari weer moo des ñu amal élection présidentielle bu 2019 ñu nemmeeku ñàkk a déggoo ci diggante nguur gi ak opposition bi waaye itam ci diggante nguur gi ak yenn ci ay institutions yoo xamante ne ni ñu ngi ci réew mi waaye itam diggante opposition bi ak yenn ci ay bànqaasu réew mi yu ci mel ni justice plateforme bi ñu duppee Afrikajom di sàkku ay coppite jëmee ci yooyu la institution Alioune Tine nekk fondateur boobule plateforme di dellu si ci solo si nga xamante ne nii forum bu ni mel am na ko. bu ñu xoolee 93 rey nañ ci kenn muy Me Babacar Sèye bu ñu xoolee 2011 ñu ngi doon wax conseil constitutionnel te it même problème bi lañ am donc bu fekkee ne tout le temps dañuy am problème ak benn institution war nañ toog ñu xalaat xool lan mooy dox lan moo doxul ak lan lañ mën a def ba nga xam ne dina gën a dox
donc moom la ñu woote ñu waxtaan fii parlement bi tamit boo xoolee le 23 juin lim jël ñin ñi ak askan bi ñoo génn ni lii du fi amee ba amul teg bi ñu koy def tamit ça coûté très cher waaw ñin ñi rey nañ fi ay nit dóor fi ay nit gaañ fi ay nit def lu ne waaw nan la ñuy def ba nga xam ne bu ñu amee parlement lii nga xam ne mooy njëriñu askan bi ak njëriñu réew mi li ñuy wax intérêt général mu koy doxe ki fi doonoon njiitu RADDHO di itam prox ndoll ci bés bile ngir nag daal di woo nguur gi ak opposition bi ñu gën a ànd ak dal Alioune Tine jàpp ni faw nguur gi ak opposition boobule daal di toog waxtaan ngir nag Sénégal bañ a dugg ci guuta def ay concession mutuelle du wàññi dara parce que képp koo xam ne tey jël nga nguur gi lii nga xam ne moo gën ci yow baax ci Sénégal baax ci askan bi mooy bu ñu voté ba pare ñu ni diw moo gagné ñëpp bokk d'accord ni mooy gagné le lendemain ñu dem liggéey Sénégal jàmm ko jig boo amee pétrole ak gaz nga xam ne am na ñoo xam ne ñoo jonkoon gën la ko soxla te it lu ne nar nañ ko pour am ko su fekkee ne defuloo attention yow ci sa bopp di nga indi sa ay rëq-rëq te it nañ seet ñi nga xamoon biir Afrique amoon nañ pétrole waaw tey nga xool leen fay seen sa fonctionnaires yi sax mënuñ forum citoyen bi nga xamante ne ni plateforme Afrikajom moom moo ko amal mébétam moom mooy daal di fexe ba restaurer démocratie laata élection yi ngir loole mën a sotti faw ñu daal di koy jaarale ci ay réforme maanaam ay coppite yoo xamante ne ni wares nañ koo andi jëmee ci institution yi ngir nag institut yooyu la mën a def seen rôle te na mu waree ci biir réew mi. bu fekkente ni médiateur de la république maître Alioune Badara Cissé jibal na kàddoom day firndeel ni kon réew mi fi mu toll am na njàqare gu am kilifa gi nee na jot na ñu waxtaan ba gindikoo ndax ñol-ñol bi tàmbalee am nur lu sew mën naa dem ba jéggi dayo ba buñ jógut ak ay pexe ja teel moom maître Alioune Badara Cissé dénk na kàddu suñu reporter. doomu aadama du mat moo tax ñuy sàkku ci ñëpp ñi nga xam ni ñoo ko seq muy opposition bi te ñu bëgg nguur gi muy pouvoir bi nga xam ni moo toog te ñi bëgg ko fi jële ñu bàyyi xel ci ñun ci ñi ci ëpp ci ñun ñi nga xam ni dañu bëgg ëllëg ñu wéy di ñu diriger di ñu teg ci yoon nañu teg ci yoon ñoom seen bopp ñu ànd ak yërmande ñu xam ni histoire du Sénégal yemul ci benn fanu élection yooyu ñu fexe ba xale yi bañ ci dee ba mag ñi bañ ci dee alkaati yi xam ni respect de l'ordre nekkul rek di faagaagal ay doomu aadama xale yi xam ne bëggu nguur gi taxul rek keneen ku far ci nguur gi toog nga ne nañ ko faagaagal wala nañ taal këram wala nañ yàq otoom te yooyu tàmbali na naka démb bu ñu ko arrêté wul bu ñu ko wattuwul bu leader politique yi waxul ak seeni ñooñ mbir mi kanam la jëm te su boobaa ndox mi dana tuuru te rooti wàddu gaaw. bu fekkente ni tension baa ngi tàmbalee yéeg njàqare tàmbalee am ba ñenn jóg di dànkaafu ñeneen tamit nee ñu lii xew ni du kenn ko may nguur gi ak doxinam moo ko sookee ndax li war a am bu amoon coow mën naa bañ a bari ñeneen tam jàpp ni mer wërta tax ngay toj ak ay yàq li ñëpp bokkum ay kàngam ci wàllum politique jàngat fii Sénégal tollu tey ci reportage soxna Philomène Tine ngir fësal seen ñàkk ànd ak ni ñuy waajalee élection présidentielle bu février ñenn ci parti politique yi nag dañuy faral rek di wàcc ci mbedd mi coordonnateur national bu jeunesse xalifiste gis ni fi mu nekk nii tollatuñu fi ñuy waxi wante dañu war a jëf. lu ëpp ñaari at Macky Sall ak nguuram jàpp Khalifa Sall façon violence bu ne ñu teg ko ñu jàppoon ni justice mooy dernier rempart parce que justice mooy pilier bi war a téye réew mais bu ñu demee ba gis ni justice boobu à travers le conseil constitutionnel accepte de jouer le jeu de Macky Sall en privant bépp citoyen ses droits les plus élémentaires dañuy jaaxle li ci des nag mbirum politique la Macky day politique dañuy politique te mbéjum kanam bolom moo koy fajal boppam. porte-parole coalition Macky 2012 daal di gis ni ndaw yi wàcc ci mbedd mi ñuy jiite parti politique yi rek ñoo leen di manipuler. man damay wax xale yi ak sama morom yi nañu bàyyi que ay nit ñu làqu fële yor tuuti koppar di leen defloo li nga xam ni vraiment dafa ñaaw ci sax ñu la ciy gis te xam ni nag candidature yi ñuy wax ni tey conseil constitutionnel mënul wax leneen. analyste politique bi nag li mu gis rek mooy bu askan yu wàccee ci mbedd mi daa fekk rek ni muy li ñu doon séntu dañu ko gisul te bu boobaa nguur gi rek moom moo war a ubbi waxtaan.
xam nga doomu aadama bu fekkee ne da nga ko ne dafa taxaw ne man damaa bëgg a jiite réew dana ko laata nga ko def faw nga am ñoo xam ne dinañ firndeel ne mu nangu nañ yow nga mun a jéem loola nga yóbbu say kayit ñu ne la yow amuloo matuloo njiit loolu dina def kersa ji doomu aadama yi waaye moom lam doon bëgg a dagaan baatu askan bi ndegam mënatu koo am ca fànn boobu mu wuti beneen fànn bi nga xam ne yaakaar naa ne dina ko jox mooy xeex bi ngay wax ni nga président moom léegi seex lay doon ndax dafa war a nekk fii nekk faa mais moom bu jógee ngir lii ñuy wax ba ci buggee wut saafara moom du dem méngoog ak candidat bi waaye ki nga xam ne moom la ñu sas mu doxal réew mi ba keroog ba mu koy jox keneen. li des ci présidentielle bi daanaka bareetul wante li ñu nemmeeku mooy ay ñaxtu yu jóge ci ñenn ci askan wi ku jegi naka noonu nguur gi ñuy joxeñante baramub tuuma ñenn ñi seen xam-xam màcc ci wàllum politique nag di leen woo ngir ñu gën a xoolaat seeni doxalin. leneen ci xibaar mi ngi soxal jam ñaajo ña nga fa doon dalloo ay liggéeyukaay yoo xam ay bureau lam ministère yu bari ay ci gouvernement daañu mën a dem di fa liggéey dana yombal dana tamit wàññi njëg gu bari ngi état daan fay at mu ne di ko faye ay locaux ngir ay ministère mën faa logé wu tey nag dañoo dalloo beneen pàccim ci ay logement ministériel fi nga xam mooy jam ñaajo dañ ñëwaat ndax Safetou Koli demoon na fekke ko dañ ñëwaat bala xibaar yi jeex jëmbul xibaar yi wéy ci benn wàll président Sall mi ngi wër di inauguré maanaam di dalloo ay liggéeyukaay yu mu doon defar waaye Sénégal yi kat nañu ñu bari ci ñoom ni lu tax la muy inauguré nekkul lu yegg waaye ay chantier lay inauguré ñu jàpp ni dëgg la inauguré baax na waaye nag inauguré la ca gën mooy boo ko inauguré ba noppi mu continuer dox kenn du ko tëj wéyal ab chantier kii nga xam moo di Mandione Aidara def na ci doxantu laaj yenn Sénégalais yi tontu la lii la reportage. kii di njiital réew mi Macky Sall dal di dalloo ay infrastructure yu ci mel ni arène nationale de lutte autoroute Ila Touba ak lii di train express régional waaye lañ ca nemmeeku moo di yenn ci ay infrastructure moom ba léegi askan wi mënaguñ koo jëfandikoo fii nag ci diwaanu Grand Yoff askan wi ñoo ngi cay addu. bu ma ko gisee moom politique la ndax day def loo xam dafa waroon def balaa mu koy irriguer mu egg ba pare. mais c'est pas la peine de se précipiter di inaugurer des choses yoo xam ne qui ne sont pas prêts. bu nu sukkandikoo nag ci sénégalais bii ñu daal di taseel file moom am la mu xam ne rek moo di boo gisee lu ni mel kii di njiital réew mi dafa bëgg a dabu ci ab temps boo xamante ne nii da koo lajjoon jëm ci wàllum traque des biens mal acquis. pendant 3 ans yoo xam ne moom au lieu mu liggéey mais dafa nekkoon doon topp ay audit boobu mu topp pendant 3 ans yi moo tardé liggéeyam mais lépp liggéey yëpp mi ngi fi woon fekkoon na ko fi. mais daf ko tardeel bi mu tardé nag ba dernier moment bi nag mu attaqué liggéey bi léegi nag du mën a egg. bu dee ñenn ci askan wi ñu ngay ŋaññi lii di ay réalisation ñeneen ñoom la ñuy xam ne rek moo di dañ koy rafetlu bu baax a baax. nous sommes tellement contents de Macky Sall ci arène nationale ci terre bi route Ila Touba lu mu liggéey daal ci Sénégal. askan wi nga xamante ne nii tase nañoo ak ñoom ci biir Ndakaaru ñu ngay woo kii di njiital réew mi ngir balaa muy dallooti ay infrastructure mu nekk loo xamante ne nii yemb na ba askan wi mën koo jëfandikoo ca na mu waree. leneen ci xibaar ginnaaw ban gërëmee ki nga xamoo di rek Mandione Aidara ci wàllu guni mel Ahmed Fall Baraya ñu xam ko muy opérateur économique waaye itam di yëngu ci wàllum politique dafa am lu mu taxawal ni kuréel goo xam dafay yëngu jëm ci wàllum koom-koom Sénégal économie bi nu su ko mën a suqalee tas ko ku ne mën caa gis sa boppam ma nga woon ca Ndar ma nga woon kon ci daanuk Jurbel foofee jot na faa becc lu sakkan ci ay kàddum yoo xam te ni bi El Hadji Modou Gueye moo ko tàttan. suñu liggéey ñun mooy taxaw jeunesse bi taxaw femmes yi taxaw pêcheurs yi taxaw éleveurs yi parce que tey boo xoolee boo demee ci napp gi c'est vrai état mi ngi leen di subventionner en moteur mais am na ci type de moteur yoo xamante ni état mi ngi subventionné mais de l'autre côté CFAO mi ngi koy yokk boo xoolee moteur centre mi ngi doon jar 2 millions 200 tey mi ngi ci 3 millions 600 ça veut dire que bu fekkee machine bi état dafay subventionné te ko koy jaay daf koy yokk day absorber subvention yi te loolu damay demander état mu jël ci ay mesures yu sévères ba pare dañ ko war a ubbi mu nekk libéralisation parce que monopole dafa war a jeex beneen bi li am solo mooy ñu ngi liggéey ci nu ñuy créer centre de gestion agréé parce que loi bi ko tabax wax na ni organisation professionnelle mën na defar centre de gestion agréé centre de gestion agréé mooy formaliser suñu membres yi
ba tax na ëllëg bu ñu bëggee marché état ñu am këyit yu leen koy permettre mais aussi day tax ñuy mën fay seen impôt normalement mais secteur informel c'est presque plus de 2 millions 2 millions yooyu ma jàpp naa ne bu ñu fexee ba ñëpp ñu organiser leen bu état amee marché ñu mën dem def appel d'offre su fekkee léegi war nañu fay impôt ñu dem fay impôt ragal naa ni budget bi mën na yéeg mais ragal naa ni tam dana mën tax ñoom ñu formaliser leen ba marché d'état yi kenn doon jëpp parce que coow li bari na ci appel d'offre yi ak marché yi étranger yi ñoo koy jël loolu dafa war a dakk ba tey ci wàllum koom-koom nguur geet mi ngi ci ay pexe la mu teg ni ay xeetum agence ngir fexe ba koom-koom gi mën a ñoŋ jox ndaw ñi financement ba ñu mën a xëy koccal daan seen dooleem am na daje mu am solo mu ci am na sax lu toll ci daanaka 150 000 ci ay xeetu moto ak xeetu ndimbal gu nu joxe DER bokk na ca la mu joxe waaye itam teg ay jëmtukaay yu wér ba ku nu joxit nga mën a fay ñu mën a jox keneen mu liggéey dañ ci xuus ànd ci ak Saxaata Sylvie Sow. ngir Sénégal sukkaliku faaw rek ñi gën a ñoŋal dem bég dikk bi jëm ci wàllum marchandise waaye it jënd ak jaay loolee tax ba kuréel gi ngànk wéy jëfandikoo yi jug soobu ci lu ni mel. bon mbirum transport bi tey moto Jakarta yi dañ leen lim ci 150 000 boole kook agression yi ci am dafa war a dagg te loolu sampul kër taxul kenn mën a am retraite ëllëg nañ leen organiser président dégg def 1 milliardaire jox ko pour ñu mun a def ay tricycle dañoo bëgg alal boobu aw ci yoon comme mayewuñ ko dañ koy leble. kuréel gi ngànk wéy jëfandikoo yi bokk na ca la ko soxal moo di rek njëgub location bi nga xamante ni ba tey doon na lu cher waaye it leneen lu ci dolleeku moo di def seen kéemtulaay kàttan ba nga xamante ni kenn dootul jaayati garab bu bon ci lu ni mel lañ sukkandiku tax ñi ñaawlu pataaral bi nga xamante ni gouvernement bi def na ko ci mbir mu ni mel. malheureusement ñi joxe kër yi ci wàllu luwaas muy agence immobilière yi ñeneen dañ ci laxas lu jafe ba population bi dellu ginnaaw. contre alliance contre la vente illicite des médicaments képp ku ci yëngu ministère de la santé ordre des pharmaciens ak pharmacie waxtaan na ñoom ba OMS mais dem nañu ba ñu xam ni ñun tey UNCS jàpp nañu ni ñooñu loolu utile leen. yenn saa yi ñi gis ay xibaar wala sax ñi di ko dégg ci ay produits yoo xamante ni baaxul loolee tax kuréel gi ngànk wéy jëfandikoo yi di ñaawlu lu ni mel seen janoo ak taskatu xibaar yi nag doon ab occasion ci ñoom ngir ñi daal di ñaar commerçant yi ñi daal di ut ab këyit boo xamante ni day firndeel ni yow jaaykat nga te la ngay jaay lu baax la ndax kat dañu seetlu ni bëri na ci ay commerçant yu amul boobu lépp këyit. jaajëf Saxaata Sylvie Sow dañu ñëwaat ci kàddu Ibra Mbaye mi nga xamante ne bim ma ngay wax ci banlieue ba ak projet boo xam ne tollu ci 20 milliards francs CFA dañ ci ñëwaat incha allah ci benn jotaayu xibaar du ñàkk sax dégg ngeen ko ci xibaar yi ñu génn muy 13h bi muy kàddu Ibra Mbaye mi nga xam mooy coordonné mouvement émergence ca banlieue bu Ndakaaru xibaar yi wéy ci beneen mbir ñu ànd ak Abdoulaye Wadianga moom mi nga xamante ne bi ma nga ñuy wax ca banlieue ba ak jëfandikoo ba dafay jëfandikoo drogue gi ca mu sakkan lool ni fa xus la muy yàqit bari lool donte ay pexe yàgg naa am ngir xeex ko tey la wàllu gën a ay dafa yokk bu baax ñu jàpp ni kon jot na pexe yu gën a teng ban mën a seppi ñollu wi ci biir ndaw ñi ngir ndaw ñi doon ñuy mën a amal njëriñ askanu Sénégal reportage Abdoulaye Wadianga. jëfandikoo sinébar nekk na loo xam ne ñu ngi koy ndremeeku fii ci biir Sénégal fii ci banlieue bu Ndakaaru ay nit ñu takku ñooy daal di jëfandikoo lii di drogue lu ni mel nag jaaxal lool ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum xeex bi la sinébar moo waral sax ba ñu amal benn ndaje ngir waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy tax ba ñu mën a saafara bi la mbir. Les dealers sont partout dans les terrain dans leur propre maison. sinébar yi ñu koy jàllale ñu ngi fépp ñu ngi ci kër yi parewul ñu ngi sax ci biir kër yi ak yeneen i barab yoo xam ne dafa jege loolu askan wi. nekk benn dëkk boo xam ne drogue bu bari moo fiy jaar ndax position am géographique bu mu am ci biir àdduna bi. Le Sénégal est déjà affecté par tous les bateaux qui viennent de l'Amérique du Sud là passent par l'Afrique de l'Ouest. Sénégal laalee na ci bu baax waaye maa ngi fàttali ne
su ne bari li si ëpp day jóge si Amérique du Sud ñëw jaar Afrique de l'Ouest bu ñëwee ne Afrique de l'Ouest nag si lay jaaraale Sénégal te loolu tamit nemmeeku neen ko bu baax. teewul ba tey drogue bi mu ngi wéy di am fii ci mim réew. ne dañ leen di jàpp ci affaire drogue bari na ñoo xam ne dañ leen di jàpp pour usage mais aussi ñun ci liggéey bi ñuy def bari na ñoo xam ne dañ leen di touché ci li nga xam ne mooy VIH sida bi ci ñuy utiliser drogue bi ñuy jamoo diggante Dakar Kaolack Ziguinchor Mbour ak. jëfandikoo drogue nekk na loo xam ne ñu ngi ko nemmeeku bu baax a baax fii ci Sénégal ñiy yëngu ci mbir xeex drogue bile jaaxle lool moo waral ba fas yéene nañu def ay jéego ngir rek xeex lu ni mel. Abdoulaye Wadianga jaajëf bu fekkente ni drogue bi ñu ngi koy pingoo ak di ko fóon ping yooyu tax na ba feebar bi ñuy wooyee VIH sida law lool ci yenn gox yi ci biir Sénégal moo taxit nee ñu fi ñu toll ni Sénégal Afrique du moom rek waaye Afrique sowu jant bari na ci xale yi juddu daanaka ñetti xale yoo jël juddu benn xale ba dafay indaale jàngoroy sida loolu mel moo tax kuréel yi xeex sida googu taxaw tem ngir wàññi wàllu guni mel dañ cee xëy woote ndaje mu yaatu ay kàngam ëngëmloo kenn ku ne becc xelam la mu xalaat ngir faj mbir mi Ndeye Fatim Lo fekke woon na ko reportage. lël bi di tàmbali di jëmal kàddu gu ñu joxe woon ngir ndaw yi dundu sans sida li ni mel jaarale ko ci def seen kem kàttan bépp lii du juddu ak VIH wante gis nañ ni que réewu Afrique de l'Ouest yi ak yu centre yi ñoo ngi ci ginnaaw xeex bi benn xale ci ñett day juddu ak VIH rax si dolli am nañ ay jafe-jafe ngir jot ci traitement bi. ci Afrique du Sud ñetti junni ak juróomi téeméeri xale yoo xamante ne nii dañu juddu àndaale feebar boobu ci téeméer boo jël nag ñaar fukk amuñu traitement bi nga xamante ne nii moom moo ci war soxna yu bari yoo ñu won lor am feebar bi traitement bi nga xamante ne nii moo ca war loolee du am waral nag soxna yooyu di wàlle. ngir mën a soppi li ni mel kuréelu àdduna wërgal këpp ñoom li ñu bëgg mooy ñu jëmmal li nga xam ne mooy démédicalisation li ko tax a jóg mooy ñi dem ci askan wi mën a saytu seen deret ci bu gaaw waaye tamit ñu mën a jot ci traitement bi rax si dolli ñi dakkal wàlle gi nga xam ne yaay moo ngi koy wàll doomam. faaw ñu décentraliser système de santé yu nekk ci sous-région ñu gis ni itamit du docteur rek moo war a jox ku feebar traitement ci Afrique australe gis nañ fa infirmières yi ak communautaires yi ñuy joxe traitement li ni mel dina mën a tax ba ñëpp jotandi ci garab yi. faw nag ñu soppi doxalin mu di système yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo faw nag ñu gën a jege askan wi ngir nag malade bu nekk am pàcc bi nga xamante ne ni moo ca war. soppite système de santé yi ngir képp ku feebar mën a jot ci faj bu mujj ayib loole tax ba kuréel gi ngànk wàllum wérgu yaram ci àdduna wërgal këpp muy jàppale réew yi ba ñu taxawal ay politique yu méngóog. li ni mel doon ab politique ngir ñu mën a indi koom-koom ci wàllum wérgu yaram. assurance médicale ñu seetlu ne mi ngi am yokkute bu baax ci réewu Afrique yi. waaw mën na nekk te gëm nañ ko loolee bàkku réewu Afrique de l'Ouest ak yu centre yi li ñu bëgg mooy benn xale dootu juddu ak feebar bi di sida fii ak atum 2020. jaajëf soxna Ndeye Fatim Lo waaye it jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci DTV lii moo la fu laaj ci xibaaru marax yi dina amaat xabaar ni skis bu 20h jotee ci français lay doon Mouhamadou Diallo moo koy faram fàcce ñu bokk fanaan jàmm ak DTV illa liqa. chers téléspectateurs nuyu naa leen ziar naa leen baalu naa leen àq baal naa leen àq yéen a ngi seetaan benn doomu sénégalais léegi xees na rasta yu gudd na am na vibes mais sénégalais la. On va expliquer aux gars qu'est-ce que tu fais parallèlement puisque la musique n'est pas là vraiment pour dundal la naka ngay dundee foofu benn naka ngay dóore waar quoi. En fait pour subvenir à mes besoins financiers j'élève des moutons. ok damay yar ay xar. ok berger nga mais lan la reggae def. lu tax nga ancré si reggae bi toog ci ba tey.
quand bi ma raté BFM. bi ma arrêté BFM. sama papa dafa ma wutal liggéey ci benn boulangerie. may jaay mburu Fagada. Pikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andi leen film bu bees bu tudd Bés. Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. du yow lañ tuddee doom ji. histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. yokkute ak law gi mu law fépp fu nekk lii di wàllum audiovisuel loole nag moo waral président bu conseil national bu régulation audiovisuelle di kuréel gi ñu dénk lépp lu soxal wàllu woowee seqaay jéego moom Babacar Diagne dëgg ma si fii si groupe Excaf Télécom dina kay jéego yoo xam nag lay xamem teefam mooy xool anam bi ñuy liggéeyee waaye tamit fexe ba ñu lal ay waxtaan gën a rek ñoŋal barabu taskatu xibaar yi. léegi paysage audiovisuel bu baax. da nga gis ñëpp am nañu ay convention signé dañuy ñëpp signé nañu ay cahier de charge ñëpp dañuy wax joxe seen programme ñëpp dañuy am grille sax seen grille sax commercial tarifaire dañu ko joxe loolu dara amu ci foofu Sénégal kon Sénégal ñëpp paysage bi doxe amul dara lu ci jub fi mu nekk nii ñu nag mun ñu xëy rek liggéey di wax américain yi overnight changé ko non dafa def overnight xam nu ñu koy wax ci wolof overnight mooy simila ak saal waaw doo ñëw rek simila ak saala nga changé ko déedéet moo tax ma ne damay ñëw waxtaan ak gars yi nañ teg si loo xam ne ci lu baaxul ba def lu jàllul dañ teg si loo xam ne lii nga di yoon attention lii di yoon boo xamee li ñu la wax nag ñu xool ko ñu toog changé ko moo gën. li ko doore ci RDV ba accidenté jaara ci DTV ki fi nekkoon kilifa ak RTS daanaka bawul dara ci wisit bi lii moom Babacar Diagne am nag mbégte ak rafetlu gu mu def ci liggéey bi ñu fi fekk mu gis ne nag nguurug Sénégal soobu nu ngir nga projet TNT bi soxal wàllum numérique. TNT di un projet majeur gis nga basculement numérique bi ñuy wax ci àdduna bi loolu dafa nekk ci maanaam li dal jot réew yi lu rëy ci réew yi maanaam kooku bu fokk rek réew mi gouvernement yeeg yëpp ñu ci ànd taxaw ci ndax dafa nekk lu rëy loolu nag bu Sénégal.